Seydina macha allah tey village je suis mal à l'aise tey moom je suis mal à l'aise. Awa Sow ak Awa Sow oui Awa Sow. yow yaa Awa Sow ak Baye ak Baye. xam nga genre news bi waratu woon waxtaan ak Aliou Sow genre news bi waratu woon wax ak moom. non en fait man j'ai trouvé que c'était une information du jour. yaa ko def inventé wuñu ko. yow est-ce que doo jël sa temps. Caka mooy def Aliou maa ngi leen ak moom nii. jëlal sa temps. Aliou Sow mi jooy yow Aliou Sow ngi jooy ci biir plateau bi. oui Charles zumal ma kanamu Aliou Sow Aliou Sow ngi jooy. mbay na ci kanamu salaar bi. mbay kanamu salaar bi. Sëriñ Tuba Sëriñ Tuba. Sànni ma waxal te suba mu wax rek. Sëriñ Tuba. xam nga rek adduna rek. walaay walaay bëgg wax rek. yow yaa arrière. dafa war a yem ci course épique ak cérémonie. yaa arrière sa bopp. léegi bu ñu jógee ci mbay peex nañ dem ci tomate. xool tomate lan lay jëriñ ci askan yéen kay. ak li bëree bien fait ak ay meññeenteef ak ni ngeen yàqantee xam lan la Khadija Jaxate indi ci tomate ngeen topp Aliou Sow mi rek di reetaan. xam nga ni man réer naa. réer nga xamatuma fu may commencé ak fu may yeggal. doo xamante looy wax Aliou Sow ndax Aliou Sow ak mbay peex. loolu dama wax ci mbay peex pare na. léegi Aïcha tomate nag moom mu nekk benn aliment boo xam ni jaratu ñu koy publicité ndax ku nekk xam nga luy tomate ku nekk xam nga cafka bi mu am ku nekk xam nga ni nga koy jëfandikoowee donc mu nekk benn aliment boo xam ni ñu koy utiliser mais xamuñu forcément bienfait yi ci nekk tant qu'on l'utilise c'est bien mais tamit li xam lan moo ko ëmb moo gën loolu mu nekk aliment boo xam ni tamit partout dans le monde après pomme de terre moom moo nekk bu ñu gën a consommer et puis boo xam ni tout le temps bu amee cultivation rek moom mooy gën a jar ñu considérer ko comme légume parce que dafa am ñuy wax naan légume la ñi naan fruit la déggoowuñ ci ay kàddu mais jàpp nañ ni légume la te légume boo xam ni polyvalent la ça veut dire que mën nga koo lekk comme mu ñor comme que mën nañ ko lekk comme ñu togg ko donc aliment boo xam ni la aussi dafa riche en eau donc li ko composé la plupart ndox la moom mooy aider à ce que hydratation yaram bi li mu soxla ci ndox yëpp bu dee da ngay lekk tomate mu renforcer ko jox ko ndox moomu noonu tamit également am na lu mel ne fibre ak vitamine C am na zinc mais waaye itam am na magnésium donc aliment bu complet la effet yi muy def ci santé bi mooy aliment la contre cancer ñu koy woowee anti cancer parce que moom dafa am li nga xam ni mooy lycopène des fois da nga koy gis yenn médicaments yi ñu bind ko ci ginnaaw lycopène boobu dafa am ci tomate bi mooy composé lu bëri ci tomate bi ba tax mu am couleur rouge boobu noonu mu am lycopène bi moo koy jox donc tomate moom études yu bëri tax na ñu gis ni dafay prévenir yenn cancer yu mel ni cancer du sein wala cancer de la prostate cancer de l'estomac wala cancer du côlon mu am ay chercheurs yoo xam ne jot nañoo def ay jàngat ci tomate boobu gis ni kat dafay prévenir yenn cancer yu demee noonu am na tamit lu mel ni xol dañuy wax ni ça donne bon cœur parce que dañu gis ni ñi nga xam ne ñooy gën a jëfandikoo tomate ñoom ñoo am moins de risque pour cholestérol bu bon bi donc lii am ci ñoom lu bëri muy cholestérol HDL bi boobu mooy gën ci ñoom te boobu mooy tax xol bi vaisseau sanguin yi mën a jox fournir xol bi deret boobu noonu bi war am na tamit consommation fréquente bi maanaam boo koy lekk lu bëri également dafay tax AVC du la yàpp donc AVC mu nekk jamono yi benn maladie boo xam ni sonal nañu lu bëri lool ci suñuy population donc AVC risque AVC boobu daf koy diminuer tamit dañuy wax ni da ngay lekk tomate pour bu fekkee da nga bëgg a rester jeune parce que tomate dafa riche en vitamine E am na lu mel ni tamit vitamine C waaye bêta carotène boobu noonu mu am ak lycopène bi mooy tax que composé yooyu antioxydant la ba dafay lutter contre cellules yooyu nga xam ni mooy waral vieillissement prématuré bi donc lu tax ngay gaaw a màgget yooyu noonu daf koy dindi su ma waxee bêta carotène te xel immédiatement dafay dem ci diwu éclaircissant yi et tout ça parce que yu bëri c'est composé de bêta carotène ak lycopène loolu noonu yëpp ci tomate daf ko am donc mu nekk ay éléments yoo xam ne dafa naturel lool et puis dafay lutter contre vieillissement cellulaire yi am na tamit lu mel ni pour am ventre plat
biir sonal nañu lool tarkaal ñëpp la sonal lañu lool mais dafay lutter contre graisse boobu di am ci biir bi ba tax na sa biir dootul la nga ventre plat ngay am li ko waral mooy fibre bi mu am ci biir fibre boobu boo ko lekkee noonu à cru maanaam nga raxas ko noonu lekk tomate bi noonu dafay tax dafay renouveler cellules yooyu intestinaux yi bon yëpp graisse yi mu éliminer ko pour am bonne mine tamit sa kanam bu xawee nagas donc maquillage jàppatu la et tout ça il faut juste que nga jël kopp tomate boobu noonu nga raxas ko ba mu set frotter ko ci sa kanam bêta carotène bi dafay favoriser création mélanine donc mélanine mooy der bu ñuul bi daf koy favoriser et puis daf koy lutter comment dirais-je humidifier et puis polifier ko xeetu tilim tilim yi ci am yëpp mu jox la benn teint bu naturel am na tamit lu mel ni peau bi da koy protéger contre rayon solaire yi naaj bi ni mu tàngee nii lool bu fekkee de teint clair nga dañ lay wax ngay utiliser ay crème solaire waaye tomate moo ci gën lool il suffit juste que boo amee yenn brûlure yi nga jël tomate bi def ko ci sa yaram avant que ngay génn ci naaj bu tàng boobu day lutter contre rayon solaire yi pour garder la ligne aussi Aïcha boobu moom laa lay jox pour que ligne bi nga kii macha allah nga garder ko donc tomate elle a à peine 18 calories amul dara ci calories et teneur en eau bi moo ëpp foofu 95% yooyu tax na ba bu fekkee da nga bëgg aliment boo xam yaa ngi koy accompagner sa régime alimentaire pour bañ a am yaram c'est ultra léger ultra digeste mais itam ultra hydratant loolu yëpp moo nekk composition yi nga xam ne mi ngi ci tomate tamit lu mel ni hypertension artérielle donc dañuy gis ni moo sonal ñëpp jamono yi tomate am na vitamine A C E ci biir day augmenter sa tension artérielle bu fekkee dafa faible tension artérielle war nañ ci bàyyi xel lool parce que moom mooy début wu yeneen jàngoro yi ci ginnaaw Aïcha yow xam nga ci bu baax lu mel ni diabétique yi la plupart seen régime dafay am tomate. Tout commence par la tension artérielle. waaw c'est ça diabétique yi seen régime dafay am tomate parce que tomate dafay tax insuline boobu noonu daf koy favoriser ba tax na lu mel ne diabète type 2 doo ko gaaw a am daf koy prévenir donc bu fekkee ci diabète bu kii bi nga nekk ni del favoriser lekk tomate pour que type 2 boobu bañ laa gën a gaaw a approcher anti acné la aussi dañ koy utiliser comme masque capillaire aussi dafa efficace léegi da ngay gis ñoo xam ni pommade yu bëri dañ koy def c'est fait à base de tomate wala tamit ñu dagg ko noonu rek di ko raxasee seen kanam boo ko ci defee quelque temps après nga dem rincer wu ak ndox mu set wecc dafay rajeuniraat sa kanam bi et puis dalay joxaat beneen teint bu naturel mode d'emploi bi nag mooy tomate kenn du ko def ci frigo boo ko defee ci frigo immédiatement li mu waroon a am 42% ci composition nutritionnelle am daf koy ñàkk tamit goût bi dafay changer donc il suffit juste nga def ko ci panier comme corbeille yi ngay def ay fruits et tout ça loolu nga koy def teg ko à l'air libre mais pas fu tàng donc juste à température ambiante donc mu mën a garder saveur yooyu noonu yëpp loolu laa leen indiloon tey ci ay tomates am na tamit itam benn recette bu ñuy def de cake à base de tomate bu fekkee vidéo bi yemm na rek Charles mu seetaan ko avant que ñu ñëwaat ci plateau bi. Aliou Sow apparemment tu connais bien cette recette. Allemand yi bëgg nañu li trop. Et c'est très bon dama xamul nag ndax def nañ ci des fois dañ ci def fromage quoi. Il y a un fromage qui s'appelle gorgonzola. waaw mënu ci ñàkk mais oh là là c'est trop bon. C'est trop bon. C'est oh là là. yow aussi il faut nga préciser ñi nga xam ne dañuy togg tomate di ko xëmal noonu naan effet doré beeg yooyu également. voilà bëggoon na jëm Aïcha parce que sauce tomate ak ketchup dafa baax c'est naturel donc boobu mën nañ di ko lekk tout le temps mais di togg nga rossi ak tomate bi ba pare bàyyi ko ba mu xëm naan comme soi-disant da ngaa bëgg mu conserver couleur bi te ceeb bi gën a xonk et tout ça yaa ngi lor sa bopp. tomate boo ko toggee ba mu xëm noonu li nga waroon a am ci ferñeent yëpp rey nga ferñeent yëpp donc à la base sax dañuy naan bu fekkee ndox mi tàng na ba pare ci ngay jël tomate bi sóob ko ci donc noonu lañ koy toggee pour que mu mën a garder ferñeent tamit mais quand tàkk nga saaf ko ba mu wow noonu non yaa ngi yàq sa xaalis et puis li ngay def noonu amul benn njëriñ ci sa santé lu du lor sa bopp man daal en tout cas tomate moom Khadija préféré naa ko trop ci di ko lekk noonu tout cru boole ko salade et tout dama ko bëgg wax dëgg yàlla dama koy daggatee di ko nga dagg ko en tranche nga jël soble daggati ko ay daggati ko nga di ko boole ñoom ñaar di ko tibb di ko si def noonu ci kaw surtout dama koy mayonnaise waaw non peut-être pas mayonnaise parce que mayonnaise ça peut grossir mais mu nga si def ay un petit peu de céleri xam nga ak un petit peu de poivre vinaigre xam nga bu kii nii lekk ko noonu wala nga teg ko ci benn mburu quoi mburu bu dagg mburu daggati mburu di ko nekk un peu
a lekk tomate ak boole ko génne. Non, man moom yow yaa ngi naan ci dagg ko lekk nga ko tàmm man moom si yaram laa ko tàmm vraiment effet yi muy def si yaram moom c'est excellent. comme ni ko Khadija waxee léegi stress bi bëri na donc yu mel ni da ciy baax te et puis ce sont des produits qui sont naturels. mais comme sànq ni ko Khadija waxee tey togg yi xale yi toggatuñu man tey am naa sens tuuti fekkee sama maam ndax moo ma yar daan naa gis ni daan toggee ci tomate lu muy togg da ci def tomate mais tomate doom bi lay jël jàmm ko def ko ci te bu toggee day gaaw day neex da ngay sentir ni lii may lekk dafa am goût am na goût mais léegi xale yi comme lu nga koy toggatuñu dañuy saaf. man li ma gën a métti sax mooy pot de tomate ñuy jël des fois dafa am ingrédients yoo xam ne dañ koy def ci biir donc ni ñu koy traité doo comprendre en fait donc naturel bi moom moo gën bu fekkee ni ñor na et puis tomate verte bi bi nga xam ne ñorul noonu boobu c'est à éviter parce que ñorul boo ko jëlee tamit nga togg ko ferñeent yi ni mu waroon développé wu ci biir nekku ci tomate bu ñoree noonu la gënee donc bu ñoree mën nga koy utiliser et puis mën nañ ko jëfandikoo neneen am na ñu nga xam ne dañuy def omelette donc sur le plat avec tomate c'est à utiliser yenn entrée yoo dem restaurant entrée yi dañ lay wax ndax tomate nga bëgg ak salade et tout ça donc pour jeex rek mais dafa baax tamit ci li ci gën a intéressant moom mooy ba tey kenn xamul fan nga koy qualifier dem nañ ba ne légume la mais pour wax na la ñii ne fruit la ñii ne légume la moo lay waral bien fait dafa jéggi dayoo dama gis ni polémique bi dafa dem à tel point que loi américaine bi ñoom dañoo dem ba teg tëral loi ni tomate légume la donc ça veut dire que il fut un temps benn histoire il fut un temps que tubaab bi daan ñu koon jëfandikoo parce que dañ naan c'était toxique donc dañ doon gis ni ay effet la doon def ci yaram ñu ne li nga xam ne mooy def ci yaram kat xëy na du def loolu ci yaram mais après bu ñu demee au fur et à mesure ak seeni recherche ci lañ gis ni kat li muy def extérieur mën na koo def intérieur mu indi woon polémique yenn xeetu polémique yu grave bu la neexee aussi nga daggati ko ay daggatu yu sew moom tomate bi ba mu tuuti nga def ko ci benn genre coppe yooyu ngay jël avocat dagg ko xolli avocat bi li nekk ci biir def ko ci biir def ci céleri tuuti def ci un petit peu de nga daggati aussi loolu oignon tuuti ba mu sew def ko ci biir jaxase ko noonu def ci tuuti vinaigre ak tuuti citron batti ko boo ko jëlee def ko ci mburu sandwich bu baax a ngoo c'est simple waaw léegi Aliou Sow tey chef nga. tey chef non parce que xam nga aussi. dama lay feeloo comme Aliou Sow andi na côté bi mais mbaxal moo def ak tamaate ñamb nii rek. te ñamb ko nii man damaa def ay dëpp ci kaw nii. waaw mbaxal bi li ma si jaaxal mooy ceeb bu xam nga mbaxal bi aussi. le problème c'est que neex na noonu mais ceeb bi mooy bëri. ma mbaxal. daxin bu ne mu nga def say tomate yi am jom lekk ba ne. mais ceeb bi bien en fait. mais ceeb bi il faut pas ngeen si lekk lu bari aussi. non parce que baaxul aussi. chef Aliou non c'est que mbaxal bi mën na baax aussi mais lekk leen plus de légumes. Sénégal li ngeen lekk si légumes lekk ko si Aliou Sow c'est ça amul du am diwlin. alors on va essayer avant que temps bi di ñu xoj on va essayer de souhaiter un joyeux anniversaire à notre fils doomu Charles René Fall tey la anniversaire am Mohamed Rasoul Fall. donc ñu ngi koy souhaiter mu màgg dund barkeel ba teral ndeyam ak baayam. teral loolu Charles Fall ak Amama Sy voilà. Amama pàcc puuc laa bëgg pàcc puuc. di ko ñaanal bu baax a baax Mohamed Rasoul Fall. lan la ñuy wax joyeux anniversaire Mohamed Rasoul Fall. je sais pas. et Mohamed. il a quel âge le garçon. grandi en sagesse. il a quel âge Charles il a quel âge. 3 ans. il a 14 ans. 14 ans. il a 14 ans c'est un grand garçon. ah ouais. Hey Mohamed guddal fan dégg nga yal na la yàlla sàmm joyeux anniversaire. joyeux anniversaire à toi nga góorgóorlu dégg nga jàng école bu baax. mais il faut Mohamed il faut bien travailler à l'école. nga mel ni sa papa. voilà c'est tout mais il faut pas être trop dur comme ton papa parce que ton papa il est un peu trop dur sois un peu plus à l'aise quoi d'accord sa papa dafa xaw a dëgër. et tu sais que ton papa s'appelle Kagame le deuxième prénom de ton père c'est Paul Kagame. waaw. léegi nag faa ñëw léegi. tu n'es pas comme lui wala est-ce que mën nga ñoo bàyyi ñu dem. voilà gannaaw bu ñu. léegi man tàggatoo wu ma man du ma tàggatoo wala. tamit ni la ñuy waxati bëgg maa kii ni xam préparé dafa war tàggoo bi. Khadija Diakhaté tàggatoo ñu. ginnaaw bi ma sant yàlla julli si ak say ñaari waajur. sant samay ñaari waajur. mais ma sœur rek laay nuyu tey Amina Fall madame Dembélé nuyu naa la bu baax. waaw man may nuyu Aïda Sankhé ca diwaanu Guédiawaye di nuyu Adama Dia maa ngi koy nuyu baax a baax.